jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. dafa am fu ñu jaar am lu mu laajoon ay nit bàyyi seen yitte jël seen temps jël seen doole jël seen alal ñëw taxaw suñu wet ànd ak ñun ci xeex bi kuy nit nag di gor boo tollee foofu ñu defal la loolu da nga war a dellu ne jaajëf loolu waral tànk yi muy tànk yu am solo it ci gën a waxtaan gën a xamante parce que bëri na ñoo xam ne sax ci mbir mi laa leen découvrir wala laa leen xamee donc rafetoon na it ma dellu ne leen jaajëf tànku nemmeeku la tànku ngërëm la moom bi mbir mi amee defe naa Sénégal yëpp gis nañ taxawaay yu ci am en tant que acteur politique jël na ay initiative am bi muy ñëw sama kër defe naa dafa dox sax ndax yàlla dafa def ay voisins lañ fii la jógee dox ñëw ba sama kër ànd ak délégation bu takku ñëw seedeel ma solidarité am ak yéeneem ci ànd ak ñun ci xeex bi te noonu la ko defee it ba ñëpp gis ko mu won ñu disponibilité ci bépp fànn ci jëmmam moom physiquement ci ay xalaatam ci mën-mënam ci alalam lépp mu wooma dema lépp am je mets à disposition lu ngeen ci soxla rek ànd naa ci génn et je précise que ça c'est l'homme politique parce que léeg-léeg nit ñi def amalgame leneen ak leneen loolu leneen la waaye c'est un acteur politique au même titre que moi et d'autres et cet acteur politique-là mène des activités indépendantes de ses autres activités comme nous tous nous le faisons kon Bougane ñu ngi lay gërëm yow ak waa mouvement gëm sa bopp yéen ñëpp ci sama tur sama turu jegeñaale sama turu parti turu ñii ànd ak ñun ñëpp waaye defe naa dama wax ci turu peuple Sénégal bi yëpp parce que xeex bi xeexu peuple Sénégal la woon ku ci def li mu ci def rek am nga ngërëmal peuple bi parce que ku ci defuloon it defe naa mënuñu laa ŋàññi waaye am na lu mu doon wàññi ci xeex bi te c'est un combat qu'il fallait et qu'il faut toujours gagner c'est un combat pour la démocratie loolu mooy woon solos ñëw bi waaye bi ñu egsee it fekk nañ fi un acteur politique boo xam ne jàpp naa ni ci nouvelle vague politique bi la bokk comme ñun ñii am na neneen nu ñuy gisee politique am na neneen ni ñu koy defee moo tax li tax suñu tëju yàgg defe naa li ci ëpp waxtaanu tolluwaayu réew mi la waaye mu gën a jëm ci koom-koom parce que le premier pari qu'on doit gagner ici Sénégalais dañ ko war a xam c'est le pari économique or Sénégal dañoo fexe suñu politiciens classiques yi rawatina wala surtout nag ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ci jamono ji dañoo fexe ba débat bi ëpp solo cim réew boo demoon France wala nga dem fii États-Unis wala nga dem fii nu mu tuddati Allemagne wala Japon nit ñi économie rek la ñuy wax tout le débat politique tourne autour de l'économie parce que si tu gagnes le pari économique tu gagnes le pari social si l'économie va tout le reste va ndax di nga créer emploi di nga fay ay salaire di nga mën a tabax ay yoon di nga mën a defar ay hôpitaux ak leneen ak leneen mais économie bu soox mënoo ci def dara yor sa avion di wër ci àdduna bi di yelwaan rek réew buy bàkku ci lebal nañ ma xaalis yeneen réew yi suñu lebee xaalis dañ koy nëbb kan mooy dem banque ñu lebal la xaalis nga ñëw taxaw ci koñ bi yëpp lebal nañ ma xaalis réew li muy bàkkoo mooy sa capacité à produire par lui-même moo tax suñu demee ba naan lebal nañ ñu parce que suñu signature moo baax te yow bi Covid amee yaa njëkk a yooxu ne nañ ma effacer sama bor ndax sama signature baaxul réew muy bàkkoo lool rek mooy réew mu suuf la moo tax ma apprécier waxtaan bi ñu fi am waxtaan nañu ci yu xóot a xóot
échanger suñuy gis-gis ci lan moo war a doon priorité réew mi ak naka la ñuy def en tout cas bu ñu yàlla dénkoon mun na doon moom mun na doon man mun na doon keneen mais naka la ñu war a def ba jëlee réew mi ci fi mu ne et ci lu gaaw a gaaw ñëpp ko feneen ba xale yi dootoo ñoo tal pari foot parce que kenn ku ne am nga sa xëy loolu mooy waxtaan gi muy waxtaan bu ma apprécier aussi débat boobu nag ni mu ko waxee bien commun la war a doon mooy dañu war a fexe ñu ci woo Sénégalais yépp nag ndax lii ñuy dugal nii yépp àdduna sax dañuy reetaan réew moo xam ne li mun a taal réew ma li mën a focaliser débat yépp du lan mooy avancer loo réew mi waaye ay débat personnel loolu ñun ñëpp dañ ko war a bañ léegi. Le seul compte qu'on doit demander à nos gouvernants mooy gannaaw fal nañ leen jox leen réew mi jox leen budget suñu impôt lañ fay dugal xaalis bi Macky moomu ko keneen moom ku fi nekk rek da ngay fay lépp boo ko yëgi boo ko yëgul ndax ku fi jëndi woon carte crédit 1000 francs sax 18% TVA mu ngi ci biir donc suñu xaalis boobu ñu ko jox muy suñu budget daal koy tàmbal ay ndaw muy administration ñi nekk ci l'impôt ñi ne ci douane ñi ne ci trésor ñi ne ci agriculture ñi ne ci santé ñu jël loolu lépp teg ci loxoom ne ko résultat la ñu bëgg yemul foofu ñu ne ko jox nañ la suñu sañ nga war a mën a leb ci suñu tur ñun ñoo koy fay ñun ak suñuy sët wutal nañ la sax avion parce que bëgguñu ngay rang waaw bëgguñu ngay jël car rapide dañu jutal avion boo xam ne saa su la neexee nga ne waa ji préparer l'avion maa ngi ñëw damay dem Paris booy génn ñu ne ñépp nañu taxaw yow rek a sañ a romb xam nga loolu ku la ko jox deselu la dara kon lañ la laaj mooy résultat laaj yi ñu la nga xëy su ba ngoon jot di xool naka laay def ba tëj Bougane naka laay def ba élection man doo ngay dem waaye nooy def ba ndaw ñi liggéey ku feebar faju nit ñi am école yu baax tali yu baax courant bi jaar yoon ndox mi jaar yoon te bañ a seer loolu moo war a doon désormais le débat au Sénégal bu ñu nangooti ku ñu divertir ci ay débat secondaire yoo xam ne diw dàq nañ ko ci postam diw faxasalu la barki démb fait divers li ñuy wax fait divers te soo seetee même ci suñu traitement médiatique bi sax fait divers te information économique toujours c'est au second plan kon loolu ñu ciy woo Sénégalais yépp parce que nit mun na jàmbat wopp waaye xamul lan moo tax wopp bi am bëri na ndaw walla mag walla jigéen buy dund ay situation difficile bis bu ne mu jàmbat ko bis bu ne mi ngi woo fu nekk pour ñu dimbale ko waaye xamul lan moo waral wopp bi nag yorin gu ñaaw yorin goo xam ne du intérêt Sénégal lañ jiital waaye intérêt bitim réew d'abord rusit bi ci rusit ñoom ñu séddoo ko ñoom ak seen njaboot moo tax ki waroon jot fukk jot benn ba tax mënul faj ay soxlaam te loolu bis bi nañu wax ko te démontré nañ ko ci li ñuy wax ak li ñuy bind ci téere moo tax visite bi am solo ndax waxtaan yu mel noonu ñun moo ñu taxoon a dugg ci politique wax dëgg yàlla dugguñu woon ci politique pour ay teesanteeg ay xasante suba ak ngoon boo seetee seen wax yépp nag saaga xaste tuumal nit wax lu dul dëgg tey ñi askan bu génn ne d'accord maag li am nga ne askan wu yépp ay terroriste lañ loolu ku ñu jiital ci réew war na koo def askan yépp génn bëri nañu ne ci salle bi génnoon nañu nee nañ yéen ñépp ay terroriste ngeen ay puissance occulte c'est-à-dire ay jinne xam na wala xaw ma lan ñoo leen nekkoon seen gannaaw ay waxu dof yoo xam ne ngeen jéggal ma ci wax ji nag waxu daanu ci saret yoo xam ne moo tax Oja def na ci bu ma neex a neex mais loolu nit ku ñu diital ci réew war nga wax loolu France am na ay manifestation gilets jaunes tey Allemagne am na ñuy manifester ne doyal nañu ci état d'urgence beeg ci kii bi restriction yi mais est-ce que Angela Merkel sañ naa taxaw ne ñii ay terroristes lañu wala ay puissance occulte ñoo nekk seen gannaaw ñàkk wekk Sénégalais yi weesuwul loolu mais il faut que ñu góorgóorlu ñun ñëpp ba bu ñu divertir Sénégal mi ngi ci guuta mi ngi ci ab kan goo xam ne
li ko ci war a génne du lu yomb te nag doon Macky Sall ak ñi mu àndal ku ñu jox réew juróomi at ak ñett defoo fi tous lu nit mën a ne wàññi na coono Sénégal yi xaar ba nit ñi jóg génn nga naan maa ngi def 300 milliards pour la jeunesse ak nangam ana li ñu waxoon fii ci DER bi te nag ndax bi dafa jeex ndax dañoo xaar ba élection jot ñu ñëw ne DER jàpp jeunes yu bëri jox leen moitié ne leen bu élection bi passé ma jox la moitié bi des ana DER boobu lan la fi réglé ana yeneen programme jeunesse yu fi dul jeex kenn gisul lekkukaay xaalis dong nag kooku mënatul doon la solution du Sénégal du moom di ñi mu àndal ndax gis-gis bi leerul pas-pas bi setul yéene gi baaxul la fa des mooy encadré leen ñetti at yi ñu jëlee leen fi daal di teg une équipe parce que dama wax ni jàgga wax ni Sénégal ku yaakaar ni benn nit a koy soppi da ngay nax sa bopp équipe la même bu nit ñi jaaree ku nekk ci yoonam ci élection présidentielle ñi bokkoon idée seeni programme jege bu ci kenn jàllee dina soxla ñi ci des ñépp pour defar Sénégal loolu moom ku ko xam baax na ku ko xamul da ngay nax sa bopp mooy andi lii fi xew rek donc loolu defe naa dinañ continuer waxtaan yi ak ñeneen nag parce que géew gi dafa mel ni mu ngi commencé yaatu ñu bëree ngi jël seen responsabilité fi mu toll nii même ñu nekkoon feneen dem ba gis ni fii du foofa ñu ngi jël seen responsabilité loolu yëpp il faut ñu xool nu ñu koy organiser pour le bénéfice exclusif du Sénégal parce que Sénégalais yi mérite nañu autre chose ce peuple bi ma gis nii très fier digne ce peuple mérite autre chose ce peuple mérite beaucoup mieux te suñu responsabilité la ñu xeex boobu pour que ce peuple mun a accéder à ce mieux là kon ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen gërëm suñu hôte Bougane Gueye Dany ak ñi mu àndal ñëpp ci waa gëm sa bopp jërëjëf. maa ngi remercier le président Ousmane Sonko ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko effectivement kontante bu rëy la am ci qualité waxtaan bi nga xam ne seq nañu ko le protocole ñaari protocole yi fëgg nañ ñu je crois 4 ou 5 fois parce que waxtaan wi dafa yàgg mais li ñu doon waxtaanee moo toll ni parce que ñaari gor bu ñu toogee di waxtaanee réew mënul nekk waxtaanu sorxo faaw mu nekk waxtaan wu dal waxtaan wu ku nekk di joxe xalaatam waxtaan wu ku nekk di génne li nekk ci dënnam moo tax ma ne bi ñu paree ci waxtaan wi ma jàpp ne livre bi ñuy bind le défi économique un bien commun jàpp naa ne titre bu am njariñ la war a doon dana nu continuer nag waxtaan yi ni mu ko waxee waaye loolu yëpp ci dal lay aaju loolu yëpp ci jàmm lay aaju yéene bi kenn ku nekk ci ñun am ci Sénégal mooy Sénégal romb fi mu nekk waaye loolu ñi yor pouvoir dañu ci am part de responsabilité bu mag dugg si na ci wax na jaajëfal ñu ci li ñu taxaw moom bi mu nekkee ci jafe-jafe parce que jàpp naa ne man du doon man taxawaay bi ma ci taxaw bu ni mel nga ci am kon jàppal ne taxaw bi ñu jóg ci jafe-jafe jooju daloon sa kaw ba tey ñu teg ko ci sa ndodd d'ailleurs et yéene bi mooy comme ni ñu ko waxtaanee mu nekk lu leer nañ Sénégal yëpp teg ci seen gët ku ne xam ne lii am na leneen lu newoon ci ginnaaw te loolu ñun am nañu ci yow yaakaar wax naa la ko waxaat la ko j'ai confiance en vous et j'ai confiance à la justice du Sénégal pour que loolu ñu leeral ko ñu xam ne nit ñi la ñu doon ruumanaat amaana
jublu ci nasaxal nit lañu bëggoon. kon réew mi am na ay piliers yoo xam ne kenn amul droit menacé ko et depuis un moment damay dégg wax ju may tiital ci réew mi mooy waxi waaso, waxi diw fii la bokk, diw fële la féete. C'est un discours dangereux et je dis la manipulation de nos appartenances ethniques il faut ñu teg ko ci suuf parce que Sénégal mérituwul loolu. Et qui m'a ci interpellé au premier chef c'est le président Macky Sall. dañ ko jox réew mu ne ñum na fexe ba buy dem mu delloo nu réew mu ne ñum bu dara bënnul dara toju ci. et li nga xam ne nag moom mooy taxawaay bi waxtaane nañu ko. réew mi am na ay nit ay ndaw yu génn wane seeni jafe-jafe wane seen mer wane li nekk ci seen dënn parce que réew mi metti na réew mi jafe na boroom kër yi lañu mënoon mënatuñu ko ndaw ñi am yéene dimbali seeni waajur mënatuñu ko parce que tout simplement environnement économique gu réew mi toll na foo xam ne ndaw bu ci nekk amatoo espoir ca fa nga jëm. et loolu suñu responsabilité la muy moom président Ousmane Sonko muy man Bougane entrepreneur acteur de développement ñu xool naka la ñu mën a soppee Sénégal naka la ñu mën a doxalee Sénégal. président Macky Sall nee na génne na 350 milliards ma ne c'est bien mais c'est un aveu d'échec parce que boo demee ba 9 ans après nga ne danaa génne 350 milliards pour les jeunes ça veut dire tout simplement nangu nga ne la nga defoon boobaak léegi dara baaxu ci. ku mënul bawul lu yàqu day doon yow. et damay wax saa su ne ni jànguloo tari amut fenn. moom président Macky Sall lii nga xam ne moom la jëme ci ndaw ñi j'en ai discuté avec le président Ousmane Sonko. Sénégal waroon woon a toll foo xam ne ndaw ñi dañ naan dañ leen di wutal liggéey parce que ndaw ñi ñooy Sénégal mais figurez-vous que la moyenne d'âge au Sénégal c'est 19 ans ñi nga xam ne amuñu 40 ans léegi ñu toll presque ci 77% de la population. ñi jël ay décisions ci réew mi ñoom ñëpp dañoo am plus de 60 ans waaw ñi am plus de 60 ans ci réew mi matuñu 10%. kon lu matul 10% ci réew mi ñooy jël décision pour 90% des Sénégalais. alors la jeunesse est interpellée moo tax ma ne li amoon ci réew mi fan yii ku jàpp ne politique rek la nax nga sa bopp. c'est un signal fort et on en a discuté surtout pour les hommes politiques surtout pour ñi nga xam ne dañu war a jël réew mi ëllëg. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.